Talla Sylla ñu ngi nuyu dina dalal si studio i rajo ITV gis nañu temps yi investiture yi am na coow bu bëri foofu ca Thiès nga créé coalition waa Thiès lu tax nga créé coalition boobu. waaw maa ngi lay nuyu San Samba Diop di nuyu waa i rajo ITV yëpp di nuyu waa Sénégal di jaale suñu mbokk yi génn àdduna ci convoi wu benn parti bu nekk Sénégal ñuy koy wax parti wu Ousmane Sonko. Pastef. loolu lu ñu war a bàyyiloo xel. ñun ñëpp ne saa yu amee lu metti lu dal ci benn sénégalais sénégalais yëpp a koy yëg. loolu moo jiitu. li nga laaj nag dafa am cosaan 2014 ba léegi man maay maire Thiès maire de la ville de Thiès ñu nekk fa di liggéey loo xam ne Thiès waa yëpp teg nañ ci seen bët ñu yegg si ba jamono boo xam ne dañu war a delluwaat ci seen kanam ñoom waa Thiès pour laaj leen ndax li ñu liggéey ànd nañ ci walla ànduñu ci loola nag su amee yaakaar naa ni ñàkk taxawal liste pour dem ca loolu sax mooy war a doon luy nuroog tooñ waa Thiès su fekkoon at yi ñu fa def dañu ñu jéppi ñu tële li ñuy jéemal waa Thiès sentiruñu yëguñu ne waa Thiès bëgg nañ ci kon ñun ci suñu bopp ñooy seetaat suñu bopp xam nga wolof day wax man ko def ko dara new ci ne tële ko bàyyi ko dara new ci waaye ku mënul ba wolu yàqu yawa kon ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon maire kenn ku ci nekk dina am yëg-yëgu boppam lu bokkul sax ak li nit ñi di yëg ca moom di xam ndax war naa demaat ci kanamu askan wa di laajaat walla déet ñun nag dañoo tàmmoon bañ ñu falee ba tey juróom benn weer yu nekk ma dem ci kanamu waa Thiès woo leen ñoom ñëpp ku bëgg ñëw muy jàll en direct ci rajo yi di jàll ci site yi di jàll ci télé yenn Thiès en direct ma defal leen bilan 6 mois bu jot ba le 28 octobre bi laa def 15e édition alors kon nag su fekkee ne ci loolu ñu liggéey am nañ ci vraiment yëg-yëg bu wér bu ñu jëlee ci pàcc yi ne Thiès yëpp ci ñoom la ne ca ñoom ak nañ ko gisee amuñu woon sañ-sañu bañ a teew ci élection yi. waaw mais ñoom nee nañu liste yi maanaam dafa am ay coalition yu ci liggéey. ñoom mooy ñan. waa nguur gi ñi nga àndaloon nga xamante ñoo tegoon mooy Benno Bokk Yaakaar. am na ñuy séddee candidat bopp bii paa danañu moom la ñuy jiital. dakul foofu. loo xalaat ci loolu. li am mooy man maa choisir librement bokk Benno Bokk Yaakaar te loolu maa ngi ko def ci jamono bi nga xam ne ñi nekkul woon avant ci Benno Bokk Yaakaar kenn ñemewu ci woon à l'époque xalaata dem ne yaa ngi jàppale Macky Sall je l'ai fait en 2017 te dama ko def tamit ci bëccëgu ndara kam te dama ko defit ngir intérêt Thiès ak li ma jàpp ne mooy intérêt Sénégal ci jamono boobu ñëpp dégg nañ ko. la moo tax ñu naan Idriss Seck moo tax nga nekk maire Thiès. waaw loolu beneen question la. lii ngay laaj nii. ba ma tolloo ca taxaw jàkkaarloo ak Thiès waaye ak sénégalais yi. ne leen seen intérêt mi ngi nekk ci lëkkaloo ak état ndax histoire u Thiès amul benn jamono bu ab maire mas faa liggéey lu am solo te jógewul ci ndimbalu état Senghor moo njëkk a nekk maire u Thiès de 56 à 60 booba jamono tubaab yi la woon am lu mu déggoog ñoom moo tax mu def fa dara
Ousmane Ngom a ca topp Ousmane Ngom tant que mi ngi doon déggoog Senghor lu am Thiès moo ko fa def ba ñu jotee délégation spéciale moo ñëw ka ca topp Amadou Wagué lañ ko doon wax ñu ne ñenn ñi di wax Doudou Wagué yàggu fa ay weer la fa def ka ca topp di Pape Ali Ndaw nekkoon ak état PS ka ca topp di Moustapha Ndiaye ci diggante bi nag am na fi ñu nekk président de conseil. am na fi ñu nekk administrateur ndax docteur Bathily ak ñeneen jaar nañ fi mais ñi nekk maire laay wax. maire lañ leen doon tudde nag. alors ba Idriss Seck ñëw ñëpp xam nañ ni ba muy ñëw il était ministre d'État directeur de cabinet du président de la République donc amoon sañ-sañu téye lu ne ci état bi ngir def dara ci Thiès te am na lu mu fa def jamono boobu maa daan xëccoog moom mais mësuñu maa laaj ci bilan am te waxuma lu rafet la ma ca gis kon suñu demee ba mu jotee ak président Abdoulaye Wade gis nga ni defatu fa dara ba Thiès ci boppam yëg ko li ñu sentir mooy man ci sama bopp bi ma nekkee maire te nekk maire bi lu ko indi 2014 ñoom dañu jàngat parce que Idriss Seck il faut nga xam ne moom dafa am titre maire mais mosul nekk maire. dafa doon délégué. waaw mosul nekk maire mosu ko liggéey bokk. ndax mandat bu njëkk ba ndem si yàlla si Ngiraan Ndiaye yàlla na suñu borom yokk yërmande ci moom. moo ko exercer. moom moo ko doxal. deuxième mandat bi mu am beneen intérimaire ba maire di nga ko jéggi ci biir mais intérimaire la. muy Yankhoba Diattara lu bëri xew Thiès réew mi ci boppam jógal seen bopp lépp lu fa xew ci Thiès ci wàllu njubadi ci wàllu njubadi ci wàllu jalgati suuf ci wàllu njaaxum bu nekk ci dëkk ba ñoom ñu tey jotee di ca xuloo parce que Idriss Seck dafa ne woon du présenté wu waat pour 3e mandat ñooña kon ci seen biir jàpp ne foofu lay réglé ñuy jote ba mu yegg niveau boo xam ne waa Thiès jéppi nañ leen ma ñëw jamono bi ma ñëwee ñu def coalition bu tudd ànd defar Thiès du woon coalition réew mi nag à l'époque était la principale force mais PDS mi ngi woon ci biir bokk gis-gis mi ngi woon ci biir FSD/BJ mi ngi woon ci biir MPCL mu ngi woon ci biir yeneen parti ñu ngi woon ci biir ay organisation ñu ngi woon ci biir ñu toll ci fukk ak juróom ñu ni ànd defar Thiès ba ñu àndee ba ñu dikkee jataay public bi njëkk a am Idriss Seck dafa ni li dal sama xel mooy suñu coalition bii lépp lu ñu soxla ci vertu lépp lu ñu soxla ci compétence lépp lu ñu soxla ci nangoo sacrifier sa bopp pour sa askan mi ngi ci biir coalition bi te Talla Sylla mi taxaw mooy firnde bi jour booba la mu ca jublu woon mooy wane ni waajaa ngi nii ñu taxaw maak moom ci oto bi devant toute la presse nit ñi yore nañu vidéo yi le moment venu dina génn Diattara bëgg a ñëw yéeg mu ne ko wàccal que tous ceux qui sont incriminés s'effacent kon nga xam ne suñu jógee kon liggéey dem ci nit ñi indi beneen image taxaw fa te maa fa ne woon nag jamono boobu te man ngeen ko xam mi ngi doon campagnal Aïssata Tall Sall Podor Baldé Ziguinchor Khalifa Sall à Dakar parce que boobu xelam ci présidentielle qui était prévue en 2017 la newoon mu ne ma maa ngi la fiy bàyyi ak sa campagne ñetti yoon la participer ci boobu. ci campagne yu Thiès. kon suñu gañee man mi maa recevoir ku bokkoon ci. coalition bi nga wax li nga bëgg. mais léegi boo nekkee maire. waaw léegi loolu laa bëgg ñu jëm. léegi ku nekk ma recevoir la nga wax li nga bëgg. et man donc man maa ne woon damay bëgg a nekk maire ville parce que à l'époque il y avait une légitimité. alors donc suñu jógee dem ba nga xamante ni ci ñi doon voté 66 moo voté ci conseil bi contre 6 yu voté contre man
Thiès ñoo ma fal te yàllaa ko dogal kon su loolu amee ñu war a liggéey ma constaté ni fukki at ak ñaar yoo xam ne officiellement maire bi ci turu Idriss Seck la nekk ci fukki at ak ñaar yooyu ñeenti yoon la mas a teew ci maire bi kàddoom la moo ko wax fekkewu ma ko juróomeel bi mooy maag moom bi ñuy def passation kon li jaadu woon en termes de rupture mooy commencer d'abord par nekk un maire résident et un maire présent kenn du ko weddi ci Thiès. waaw mais xam nga sax. waaw bu ñu fal maire bi bu état bu àndul ak yow doo mun liggéey yow boo jëlee sa liste dafa liste à part boo nekkaatee maire Thiès. bu fekkee ne coalition pouvoir bi. dinaa ñëw ci loolu. est-ce que duñ la gàllankoor non dinaa ñëw ci loolu. dinaa ñëw ci loolu. dama la bëgg a wax ni ba may jël décision kon apporter ay changements apporter ay ruptures mi ngi tàmbalee ci li jiitu woon mooy bu waa Thiès ne dañoo am maire fantôme qui habite plus à l'hôtel Saint-James qu'à Thiès su ma ñëwee changement bi njëkk mooy ñu am un maire présent et un maire résident te kenn du weddi ne loolu moo am kon première rupture. deuxième rupture ñu jàpp ne dañu mas a am maire bu arrogant bu leen yëgul boo xam ne campagne électorale ba campagne électorale lay dajale jaale yi amoon ci mandat bi ñëw def leen ma nekk Thiès dem ba sama waa kër ci boppam ku ñëw di ma seet ñun la taal si la li gën a gaaw ci nga gis ko mooy nga seet ko ci xaar ko ci buntu armeel yi ndax amul dëj bu mu dul dem amul tudd bu mu yëg te du fa dem amul lu waa Thiès di xewle te du fa nekk ci domaine yépp nag te fexe ba boo demee ci tijaan yi bu may ànd ak ñoom di woy tas yéen nga def ne ci ñoom laa bokk ñépp xam ne bu ma demee cathédrale chrétiens yi ci boppam yëg ne jox naa leen seen cër waaye bu waxtu dox dem Touba jotee ñu xam ne man taalibe Cheikh Amadou Bamba Khadimu Rasul la mais en tant que citoyen mën naa jóg nekk loolu mais le maire de Thiès dafa nekk surga Thiès waa yépp ci domaine yépp ñu assumer ko maintenant wàllu au-delà de ces aspects là symboliques dafa am lu am solo mooy liggéey pour nga liggéey da ngay am jumtukaay yu la may nga liggéey. waaw loolu la waaye. ci biir jumtukaay yooyu. waaw ñu bëri nee nañu. ci biir jumtukaay yooyu. dafa am loo xam ne moom la ñu njëkk a def mooy dafa am li ñuy tuddee xam nga ville de Thiès ville bu bees la dañ ko créer en 2008 par décret pour des raisons politiques mu am ville bu am ay communes d'arrondissement après acte 3 ñëw bi acte 3 ñëwee mu nekk une nouvelle ville composée de communes yu dul commune d'arrondissement mais commune. alors bi loolu amee dafa am li ñuy tuddee booy tàmbali liggéey bi dévolution du patrimoine maanaam dañuy séddale alalu ville bi fi nekkoon. entre ville bi. ak communes yi ñu siddi ville de Thiès maanaam fa ville de Thiès waroon jëlee alal ju mu liggéeyee ñu nangu ko jox ko communes yi. kon noo liggéeyoo. non moom laa lay wax dinaa la ko wax ñu nangu ko jox ko communes yi maanaam marché central ñëpp xam nañ ni Thiès waa yëpp a ko bokk moo tax mu tudd marché central. ñu jël ko jox ko commune nord marché Moussante marché Grand Thiès yeneen marché amul benn marché ci Thiès bu nekk ci loxo ville de Thiès amul benn marché ci Thiès boo xam ne juuti ba fa nit ñi di fay ci gafaka mairie bi taal si la jiite la jëm. kon noonu la ñuy tànn. non dinaa la ko wax loolu moom moo njëkk ñu wëlbatiku benn gare routière moo am Thiès pour Thiès waa yépp la ñu jël ko jox ko commune Thiès ouest. alors donc lu mel noonu su amee kon déjà ressource yoo liggéeyee du fa am ndax impôt sur le foncier bâti ñu koy wax contribution foncière à la propriété bâtie ñépp xam nañ ni sénégalais yi koy fay lu néew la. alors kon soo lëkkaloowul ak état naka ngay liggéeyee maw jóg wax ne guéguerre bi amoon diggante ville de Thiès ci ñi ko jiite woon. ak l'état du Sénégal dama koy dakkal ndax ñooñu toog fukki at ak ñaar bloqué émergence su Thiès pour seen intérêt bopp ndax lépp loo xamante ni ñoom dox nañ ca lu leen mën a jariñ la ci wàllu suuf ak yu ni mel loolu daan ci revenir mais lépp loo xam ne Thiès mën na ko jot comme pour mënoon ko nekkal da nga doon war a lëkkaloo ak état bi ñoom
ci seen diggante ak seen xeex ak président de la république Macky Sall ñu fexe ba loolu Thiès jotu ci. man ma ñëw ne ñëpp xam nañu ne Macky Sall sama xarit la loolu wàllu nit yi la depuis bu ñu nekkee université waaye bi muy doog a toog woo na ma ñëw man du ma def lu ma gëmul jamono boobu am na ñu ko wër am ñu ànd ak moom ma ni ko nag président je vous invite à vous méfier des politiciens carriéristes et autres affairistes véreux. mais léegi bu fekkee waaw xam nga Macky Sall bi nga wax léegi sa xarit la léegi moom bu fekkee ne moom Idrissa Seck bokk nañu léegi benn coalition. loolu ñoom tabulu la loolu bees la. nooy liggéey loolu kay yow boo ma dégloo dina leer nañ. man waaw mais dina leer nañ li am solo mooy mu leer ni pour nit ñi déglu. alors ma ni ko je vous invite à vous méfier des politiciens carriéristes et autres affairistes véreux ils sont prompts aujourd'hui à vous passer la bague au doigt en attendant la corde au cou xam nga ngoro gu bees la woon te xamoon naa fa muy mujjee ba ma koy wax man ma gàddaay dem defi leneen ba jamono bi ma xamante ni ñooñu ko takkaloon jaaru sëy wëlbatiku nañu raw buum bëgg ko pendre mu dajeeg moment bi ma nekkee maire ma jóg tàllal ko loxo ci liggéey d'abord pas politique mu nangu loxo boobu ma ko tàllal parce que loolu la loi l'impose lii organiser liggéeyu maire mooy code général des collectivités territoriales Alsane article 172 bu code général des collectivités territoriales dafa wax dernier alinéa ne le maire est responsable de la mise en œuvre dans sa ville de la politique de développement économique et social définie par le gouvernement. waaw naka nga mën a yore yow doxalinu politique bi nga xam ne nguur gi ñoom ñoo ko tënk ñoo ko nas yow yaa yore doxalin bi jëfe bi ci sa gox bi nga jiite ba pare ne du ma wax ak ñoom loolu mënul ne. soo ko defee mooy yow da ngaa jiital sa bopp. te doo mën liggéey gannaawal ñi la tànn doo mën liggéey man jóg di def loolu dégg saaga bu nekk dégg kàddu bu ñaaw bu nekk nit yu ma jege yu bari ne ma wuyul tontul fayul ma yebal yàgg ne leen weddi du dindi tuuma tontu du forox lu dul dëgg lu yàgg te lu yàgg dëgg la nañu yebal yàgg rek àdduna di dox ba novembre 2020 ñu yeewu Idrissa Seck ak gàngooram dem ci Macky Sall. léegi ginnaaw ñoom ñoo bokk mbuus léegi. waaw te yow ñoom am nañ seen biir. lépp dina leer. nooy liggéey lépp dina leer Alsane. ñu ñëw ci Macky Sall bi ñu dikkee bokk naa ci ñi leen dalal Idrissa Seck moom en présence de tous les leaders en présence du président de la République président jox ko parole mu wax ba pare maa njëkk laaj kàddu dafa bëggoon daw ma dab ko parce que xam naa danaan kii musiba lay wax ma dab ko ne ko ni ñëw moo tax may wax te lu rafet lay wax mu ñëw ma ne ko damay rafetlu sa kàddu ndax su ma ko rafetluwul damay weddi sama bopp ndax li ma doon wax bind ko woy ko moom nga wax nii ci tubaab man ci wolof laa ko waxoon kon loolu su amee dama jàpp ne ci cadre luy defar la ndax bu président buñ ko falee malgré seen bëgg-bëgg ñoom ndax seen bëgg-bëgg bu sotti woon 2019 président du falu te seen bëgg-bëgg bu sotti woon ba ñoom ñu falu xëy na boo moytuwul ci rancune bi ñuy dund ñoom xëy na tey président mi ngi ci kaso bi alors seen bëgg-bëgg nag sottiwul parce que yàlla mooy dogal ba mu faloo mënoon na leen jóg woon leen ginnaaw mais dafa woote dialogue national mais soo wootee dialogue national conséquence bi nga xam ne moom la war a àndal mooy ñi bokk déggoo ci ni ñu war a doxale Sénégal ñoo ànd liggéey. mais kon loolu su amee tonton ba léegi sama question damay tontu mooy yow démb da nga doon xeex ñu xam nga tey ñëw nañu ànd ak président dafa waaw tabb nañu maire am ñoo seen maire bopp yow boolewul la ci yow nooy def li xam nga loolu bi mu amee ñu ànd war ne dañuy liggéey kon xam nga loolu li mu war a jur bu ñu nee mburoog soow dafa am ci kaw li mu war a feeñal mooy liggéey bi ci biir dëkk bi ginnaaw ñoom nangu nañ ne sama gis-gis moo gën a leer seen bos. waaw non ginnaaw ñoom nangu nañu ne xaar rek ma ñëw. xam ginnaaw ñoom nangu nañu ne sama gis-gis moo gën a leer seen bos ginnaaw ñoom nangu nañu ne. lañ ma doon yàq ak lañu jotele woon ñoom ñoo juum
kon la leen war mooy ñëw ci kanam waa Thiès ne ñu ngi jéggulu Talla Sylla. waaw mais nee nañu Talla Sylla ci liñ ko wax. non ñoom nee nañu Talla Sylla bokkutul ak mbir ak sow bi. waaw non xam nga loolu yow loolu danañ ci egg. mais dama lay wax fi mu jaar temps bi lay calme non xam nga temps bi du temps bi. problème bi mooy dëgg bi. il faut ñu wax xam nga dëgg bi mooy farata bi. xam nga fi ñu toll temps bi. du problème. alors léegi bi loolu amee ñu war a jëm ci élection yu bees ñëpp dégg waa Benno Bokk Yaakaar dajaloo ne Benno day am nañu njiit pour prendre en charge li nga xam ne mooy intérêt wu Benno dañu koy déglu pour foo xam ne am na jafe-jafe mu arbitrer foo am jafe-jafe c'est le président qui a le dernier mot à Thiès mburoog soow am na mais dafa am Benno am réew mi bokkul Benno en tout cas pas à Thiès ndax bu fekkee ne au niveau national ñoom dinañu am ay daje. au niveau local yu seen njiit teew. au niveau local. amul Benno réew mi bokk ci. loolu mooy dëgg mënuñu laa wax yan réunion la ñu teew il y a eu une tentative de réunion dans un hôtel de la place boo xam ne nañu tëralee réunion bi sax da ngay xam ne maanaam lii du réunion politique kenn ci ñoom dafa nangul woon dem ci siège u moroomam ñoom ñu tuddee benn position trouver benn position ma jaan dem ci benn hôtel sottiwul réunion ba mu juddoo fa loo xam ne maanaam dafa naroon sax tas groupe bu Bennoo ci boppam. mais yow lan mooy taxawaay ma dajale leen. ma dajale tous les partis de Benno sauf l'APR. pourquoi parce que à Thiès APR organisé wul maanaam amul njiit donc ñeneen ñëpp nag ma convoqué leen ci këru kenn ci ñoom invité leen à une rencontre ñu waxtaan ba déggoo taxawal benn cadre ci biir Benno. boobu mooy waa Thiès ngir dundal ko déedéet. ñu taxawal cadre boo xam ne day daje régulièrement ñuy waxtaan pour seet naka la ñuy dundalee Benno loolu moo am Thiès c'est le seul cadre ci biir Benno bu doon réunion mooy tous les partis sauf l'APR parce que bu fekkee da nga doon woo APR da ngay xam kan ngay woo. waaw amul alors te comme loolu dafa amoon. ñun xam nañ ni kaawu problème mu APR président mën na ko lijjanti le moment venu donc ñuy réunion depuis le mois d'avril ba yàggul dara cadre bi daje ne Talla Sylla mooy suñu candidat tous les partis de Benno yéen ñëpp dégg ngeen loolu. tous les partis de Benno. nee na yaay seen candidat. nga xam ne ñun ñooy man mii maay seen candidat et que ñeneen ñi bëgg a nekk candidat au niveau des communes nañu manifester wu ñu tàmbali benn processus waxtaan ma wëlbatiku rafetlu seen décision ne leen maintenant il nous faut aller vers la paix ñu dox ay jéego ci loolu moment boobu la ñu dégg ñu wax ne dëkk boo xam ne maire ba fa nekk am nga légitimité populaire jotewoo ak sa askan dañu leen di maintenir maire yi fragile ñu changer leen indication yépp joxe ni Thiès Talla Sylla moom juboo na ak askan wi kon cadre bi nga xam ne moom la ñu taxawaloon te mu ne ci biir Benno am une interprétation intelligente de ce message du président de la République et estimer ni que ñun ñu ngi ci yoon bi maanaam dab nañ ñu fekk nañ ci yoon bi puisque ki fi nekkoon di liggéey te nit ñi jéppi wuñ ko moom la ñu àndal di dem kon question bi ñu doon posé wu mooy naka la ñuy gérer les 3 communes. waaw léegi situation alors la léegi xam nga dañ ne dëkk bu ne président mooy tànn mais Thiès président tànnul Idriss Seck moo doon tànn. te moom tànnu la. non dama ni man Idriss Seck du ma tànn man au moins du ma xaar ci Idriss Seck mooy tànn man waa Thiès ñoo may tànn. bu fekkee président dafa ne moom mooy war a décider. xoolal xam nga dama lay wax benn mbir. sur cette question je n'ai pas besoin de l'accord du président de la République j'ai besoin d'être en accord avec ma conscience mooy man maay maire de Thiès du kenn ku jóge fële rek ne damaa bëgg a nekk maire man maa nekk maire de Thiès en exercice. liggéey fa nag loo xam ne maa ngi ciy gërëm président la parce que li ëpp ci samay réalisation président moo ma ko jàppale loolu mooy dëgg
tey jii boo demee Thiès 11,5 km de route def nañ ko fa moo nu ci jàppale te bu ma demuloon si moom doom tey jii ci Thiès tali bi gënoon a sonal nit ñi te romb buntu base aérienne étudiants yi soxla ko mareyeurs yi soxla ko population yi soxla ko defaraat nañ ko te loolu moo ñu ci jàppale. 23 quartiers tey jii à Thiès. dugal nañ fa assainissement. tey jii boo demee 22 quartiers. éclairage public dugg na fa. tey jii boo demee ñi ngi dugal ci 21 quartiers adduction d'eau ak branchements sociaux. yoo xam ne non c'est dama la bëgg a wax rek ni non dama lay wax ni te loolu lépp c'est grâce à l'appui du président de la République kon ci suñu diggante dama la bëgg a wax ni suñu diggante ak président de la République maanaam depuis que ma ànd ak moom ci liggéey boobu delloo na ma ko dans la mesure où saa yu ma soxlaa ci cadre Thiès lu jariñ Thiès waay jàppale na ma ci tey nag bu ñu demee kon est-ce que yaakaaroon tey mu nga nekk victime mbur ak sow bi ñu wax bu ñu ko joxee moom Idrissa Seck le plein pouvoir à Thiès mu choisir ka ma nekk maire bi est-ce que yow doo nekk victime mburu xam man du ma mburu waaw du ma soow waaw du ma sukkar waaw man waa Thiès la tey waa Thiès laa doon liggéeyal ndax bis bi ñu may dénk ndomba tànk soit la situation non tu es candidat non ma ni bis bu ñu may dénk ndomba tànk te Thiès dénk ma ko ci seen kanam ñoom ñëpp dama ni leen lii ngeen ma takkal ñu koy tuddee écharpe ci tubaab man leen du ndomba tànk du médaille du raaya laxasaay la ndax damaa fas yéene doon bàyyi Fallou Thiès je l'ai été durant mandat bi yëpp. léegi kon fu ñu toll nii tembe xoolal lenn kese ginnaaw yàlla laa wax. parce que yàlla nag mooy dogal. ci lépp lenn kese moo ma mën a téye ku wéyal liggéey boobu mooy waa Thiès ci seen bopp. benn la woote ne doyal nañ ci yow. kon dëgg kon xam nga tey ñaari yëf moo am Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum da doon wax ni il nous faut instaurer une justice juste qui fera de l'injustice un ennemi à abattre quand Macky Sall voulait benn deuxième mandat man maa taxaw moment bi nga xam ne ci ñi féete woon ci opposition kenn ñemewul jëm ci moom ma fëkk miir bi taxaw ne dallu Macky Sall moo gën Idrissa Seck et je l'ai assumé doxal ko ne moom yey nañu ñun ñu doon wax du fi def dara ba pare nag ne yeyoon na deuxième mandat bi ma porté ko ànd ko ak ñeneen ba mu am ndam ñooñu nga xam ne ñoo jógoon di def lu ñu man ngir Macky Sall bañ a doon candidat ñooñu suñu waree jóg ne fekk si nañ ñu ci bennoo te bokkuñu bennoo suñu nee dañuy tànn ci biir bennoo mënuñu jël ñu bokkul bennoo teg leen ci sama kaw loolu c'est impossible je ne l'accepte pas. xam nga politique du muy doon j'ai dit non man politique c'est de trahison man xam nu may doxee. ni Serigne Touba waxee boo nekkee ci dëgg bu ci ragal a wéet. te bu ragal wéet ba wéttali koo tappale man du ma wéttali koo tappale c'est-à-dire que tey maa ngi ci yoon woo xam ne moom laa jàpp ne mooy liggéeyal waa Thiès li mën a am ci ku dëkkul Thiès mooy ñëw seet intérêt wu waa Thiès nga jàppale ñu ca loola mënul ñu jàppale ci loolu nga bàyyi ñu entre waa Thiès ñu lijjanti loolu ñaara fi nekk ci lu injuste boo xam ne Idrissa Seck moomu war a mën a ñëw tey di bénéficier wu ci proximité ak président de la République ou proximité ak Benno c'est-à-dire su jógee war cee bénéficier wu tey avec du retard mu war a mën a am conscience ci ne nekk ci wetu président de la République kon ndekete am na njariñ kon su fekkee dafa bëgg a jóg utiliser loolu pour ne damay jóg parce que je suis rancunier ne damay jéem a détruire koo xamante ne tey moo fi nekk moom mu yorul destruction njariñ ak lor yàlla moo ko yor te yàlla li nga xam ne moom la tëral boobu ba léegi mooy liggéey naa tout un mandat boobu ba léegi te maa ngi sant yàlla ci anam bi ma ko defee. di sant képp ku ci jàpp. waaw lu ñu mën a jàpp mooy. kon Talla Sylla quelle que soit la situation. yow dama ni candidat nga xoolal pour mairie Thiès. yàlla ku dul yàlla. ku dul yàlla laa la wax. mënoo maa tee doon candidat. kon dee na. yaa ngi dégg loolu moom leer na ma temps bi ñu joxoon jeex na dina gërëm di la sant di gërëm auditeurs doon suivre iRadio ITV di gërëm partie technique bi.